asalaamaaleykum chers internautes ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag seen YouTube bi di Universel Vision mi ngi fii ci Yëmbal fekk si monsieur le ministre Amadou Hott ñu fekk ko nag fii nga xamante ne si mooy siège bi nekk fii ci Yëmbal ñu fekk fi nag mbooloo mu baree bari macha allah mu mel ne dafa invité artisans yi ak artistes yi bu ko defee dañuy doxal mu naag ba ci biir wan leen li fi tam ñu dëgtal leen ko ñu ne yéen léegi incha allah. man nag ambition yi nga xam ne maanaam li ci dëkk soxal mooy maanaam li nga yóot ñu la ciy jàppale bis bu yàlla jot defee nga jot ci ñu bëgg nañ gis suñu bopp ci mairie bi mooy première question am fee ay conseillers parce que nit lu muy yëngu rek daf ci war a gis boppam bu boobaa ñun dinañu gën a yombal maanaam suñu bëgg-bëgg ñun artisan yëngal yi muy góor muy jigéen kenn ku ne yaa xam ci li ngay yëngu mu doon. deuxième question bi mooy maanaam wàllu financement bi parce que kenn ku nekk am nga ay projet ñun ñuy toog ñun ñëpp yaa xam bi ngay liggéey ak yaa xam bi nga bëgg a benn sport loolu nag financement moo la koy mën a defal suñ la ko defalee maanaam yow yaa xam li ñu ciy def fay bi mu gën a oyof parce que leb la neex na trop mais fay gi day xaw a difficile ci am bi demewul noonu kon nit bis boo ñu defalee aide bi boobu ba defal ñu financement bi fayin bi nag ñu ci jàppale bu baax a baax a baax parce que léegi fu ñu juróom ñaar dërëm da lay tëdd kon day metti beneen bi ci topp it mbooloom tailleur yi nekk fii bëgg nañ maanaam ay centre couture yoo xam ne dañuy jëndal ay machine defal ñu wutal ñu ay kii bu baax bu ñu sax immeuble baax boo xam ne maanaam fa la ñuy mën a installer suñuy machine ñu ciy gis suñu bopp di recruter ay élèves di leen jàngal couture ak ñuy liggéey ci wàllu céréale bi wutal leen ay machine parce que ñoo ñëpp ci leen bokk ak yeneen kii yëpp fii ci biir daal waaw je vous remercie loolu laa laal. dëkk yu nekk artisan Yëmbal pour dugg di ko exercer léegi mat plus de 15 ans ñu ñëwoon fii présenté fii waa artisan yu nekk Yëmbal surtout avant tout ñu ngi rafetlu daje bi wala woolu bi mu nekk lu ñu rafetlu parce que aussi tamit su la kilifa wooye ni la kaa ñu waxtaan yaakaar naa yombul nit di la ko defal kon soo ñu ko defalee aussi tamit avant ñuy commencé dañ la koy santé ba pare ñu la santé ci privilège ak change bi ñu may aussi pour ñu wax suñu xalaat ak beneen change bi ñu may aussi tamit pour ñu partager suñu bëgg-bëgg ak lu ñu bëgg a def bon sama naataango bi léegi sànq doon na ko souligner mu doon wax ci ligne financement yi peut-être daf ko gën a approfondir bu baax comment que am na ay accords yu ngeen waxante woon ak bureau bi peut-être pour tuuti leeral rek ci ligne de financement yooyu par exemple bu ñu bëggoon ni association yi par exemple li ci bëggoon su fekkee mën nañu am ay quotas yu ci am bon day yombal aussi ba képp ku bëgg ci association mën a ñëw képp ku bëgg ci financement moom mën a ñëw adhérer ci association bi du wax fi gën a may association bu mu gën a am doole en plus artisan yëpp booloon nekk doon benn su ko defee lépp luñ suma doon gi dañ ko mën a daal vu que ñu ngi am ci luñ jublu ñu koy wax léegi muy ci élection yi jëm léegi bon ñu compte avant ni dañuy def benn caravane su ñuy def caravane nag c'est bien beau que ñuy fësal ni diw mooy suñu vidéo bu ne diw lañu bëgg a jàppale moom organisation bi lan la ciy xaar li ñu ciy xaar mooy lan est-ce que bon pare na pour ñu am ci ay conseils comme ni ko suñu kii waxee léegi loolu aussi bokkoon na ci bëgg sànq mu ngi wax ci centre de ressources mais dafa gën a kii centre de ressources bu yaatu na yow pour artisan yi bu ma tëdd tailleur kese parce que artisan yi ñëpp a fi nekk maçon yeeg menuisier tout centre de ressources boo xam ni bon kenn ku nekk ci artisan yi di ciy gis boppam artisan bépp kuy artisan te mu nekk Yëmbal Yëmbal sud di ciy gis boppam bon ñu am ay centre de ressources bu yaatu lépp luy soxla bu leen ñuy dem feneen di ko fekk ñu fekk ko loolu daal bokkoon na ci yenn ñu bëggoon loolu daal ndax monsieur le ministre ñu ngi lay sant ndax lu mu bon am nga première part bu ñu defar ndax lii mosuñu ñu koo defar damay wax nag du ma wax rek ci turu tailleur artisan yëpp la ndax ñun artisan yi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te bëgg nañu tamit ñu yëg te lii nga def ci yëg la bokk kon ñun bu ñu amee mébét yu bëri ñu làq ci suñu bopp ñuy jooy chaque jour te amuñu fuñ ko jooy nga invité ñu tey laaj ñu suñuy jooy xol kon bu ñu teeyee fi war nañoo wax li ñu soxal premièrement mutuelle soxla nañ ko mutuelle ndax loo mën ci def te amoo wér amoo dara
bëgg nañoo liggéey te amuñu doole bu ñu liggéeyee bu ñu mënee defal banque ñun artisan bàyyiwul kenn bëgg nañu tamit bu yàlla dafay jàmm ba fi ñu bëgg a yegg ak yow ñu yegg fa ak yow bëgg nañoo am tamit ci conseil yi ndax ci dëkk bi lañu bokk ndax ku sa doom yàqu ñun nga ko indi kon ñun bu dëkk bi baaxee ñun ñoo ko def waaye pareen saay dañuy fàtte waaye ñun nag am nañu yaakaar ne yow doo ñu fàtte kon ñu ngi ñaan yàlla na suñu borom kàttanal dooleel la ndax nag loxo yi ñu tàllal bari na waaye bu ku ñu tàllal loxo rek ñu dem parce que ñun fëkk yóbbuñu ñun ku ñu yëg ak ku xam ne ñun nii la ñu toll ñun loolu la ñu xam am nañu yaakaar ci yow nag te yàlla bu yàlla tas yaakaar te ñu ngi ñaan ci yàlla suñu borom yàlla na la yàlla yóbbu fi nga bëgg a yegg waaye bu nit dee naan ndox mu tàng suukar saa tax kon ñun bëgg nañu nga bàyyi ñu xel bàyyi suñu njaboot xel surtout nag ci dëkk bi ndax duñu sol xool rek suñu yittee bopp rek waaye dëkk bi tamit dañoo soxla ndax amuñu yoon bu nawet ñëwee fii dangay sonn pour nga génn dem fa nga bëgg a dem ñun nag yëmbal lañu am ñun waa yëmbal sud ñun yëmbal lañu am te ku ñu jàppale ci yëmbal tamit ñu jël surtout nag conseillers yi soxla nañ ci ndax nag mënuñoo toog ci nit ba sonn ba pare bu borom faloo rek fàtte yi waaye ñun nag am nañ ci yow yaakaar te yàlla na yàlla mottali yaakaar li ci baax yàlla la lu ci dëgg man doomu aadama rek laa maa ngi jégal di nuyu monsieur le ministre di la wax ni bi mooy suñu deuxième rencontre ma jógul bon di kontaan trop aussi ci boole bi ñuy suñu borom bëgg a boole ñu am ci yaakaar lool aussi bon di bari loo xamante ni dinañ ci revenir at di am loo xam ne aussi dinañ ko indiwaat mu nekk loo xam ne lu fi jotoon a waxante la ndax soo dégloo artisan yi fi jaar kenn ku nekk wax nga lii sa xalaat wax sa bëgg-bëgg kon nga xam ni artisan yi actuellement nii fa nga leen doon fekk daaw soo demee soo jógee ren fekk dem fa doo leen fa fekk xam ni avancé na ay pas loolu foog ñu bàyyi ko xel ci ñoom ndax li ma leen di wax chaque jour dama leen ni élection yii ak yenu jëm ce sont les artisans qui vont déjouer les jeux artisans yi ñooy déjouer les jeux képp kuy dem ci àndoon ñoom ku ñu lëkkaloon la ñuy wut ku ñu àndal képp ku ñuy am dañuy gis suñu bopp ca ànd ba ñuy ànd dañ koy yëg suñu bopp gis na suñu bopp parce que man su ma ñëwee ni man damay jàppale ji le ministre Amadou Hott ba pare ñu defar liste artisan yëpp toog wër liste ba mu jeex gis ñu ci Omar Mbaye gis ñu ci daaw la ñu ku leen neex la ñuy am te voté te képp ku ñuy voté ci liste ba artisan ba nekk ci biir liste boobu mooy tax ñu lay voté loolu nañ ci bàyyi xel baax a baax a baax parce que ñun dootuñu gunge kenn dañuy ànd di dox di ànd di wuti di ànd di indi foofu lañ toll doon nañ waxtaan ci waxu centre de ressource mu nekk loo xamante ni lu ñu itteel la ndax xale yi taxawal ci mbedd yi bëri na te ñun suñuy njaboot la ñun ñoo leen war a former wàññi chômage wàññi banditisme loolu ci suñu ay loxo la nekk ñu war ci def liggéey bu rëy loolu am nga loolu ci waxoon am nga loolu ci digoon ñu ngi ciy bàyyi xel di toog di la ci xaar aussi di la ci dig ligne de financement ko xam suñu jigéen ñi xam ni ay jàmbaar lañu mais seen doole bari na parce que saa yu ñu demee ci banque yi dañ leen di arnaquer comme ni ma ko mën a waxee ndax par exemple tey su fekkee ne dañ la jox benn prêt ba pare amul benn différé ñu jox la ko tey suba ñu la commencé fay tey kañ ngay récolter loo mën a dajale ba war a mën a am loo xamante ni di ko denc pour ëllëg mu mel ni kon ñoom ngay liggéeyal loolu aussi ñu bëgg kuñ ci bàyyi xel baax a baax a baax ñun nag fi may jeexale mooy ñu gëm suñu bopp la ñu gëm suñu bopp parce que artisan aussi bu njëkk danaa wax naan artisan yi bëgg ñu dara gëm ñu dara ànd ñu wala nagam nagam mais actuellement nii avec conscientisation bi nga xamante ni mi ngi am ci suñu ay grand ci suñu ñeneen ak ñeneen ak ñeneen am na lu mu def ci ñun ba tax tey fu ñu toog ñu mën fa wax loolu kon donc ñu ngi lay bàyyi xel ñu ngi lay taal aussi loxo parce que ñi ñuy woo bari na mais vraiment ànd ak yow moo ñu gën a àndal kii que ce soit kon ñu bàyyante xel bi ñëpp jàppalante ci ànd boobu ñu toog. au contraire xale yi nga xam ne si ñun ñoom la ñu yor dañ ñu yàqal te duñ ci mën dara parce que yaa leen yore leen seen lépp ñu lay yàqal mais bu ñu mën a seen métier ka ci gën a baax moo lay woo téléphone ñu la patron na nga def ñeneen ñi duñu sax jaar kon nañu jàppale artisanat bi gën leen a taxaw
dimbali leen yokk leen ay doole bu ko defee dana gën a mën a dëgër maa ngi gërëm monsieur Moussa Niang bu baax a baax a baax di gërëm Daouda Gningue ku sonn la ci yëf yi à tout moment guddi ak bëccëg mi ngi dox pour améliorer cadre de vie de artisan yi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen ziar monsieur Diaw maa ngi. bi ñu ko jot 4h36 man dafa maa ko gis bi ma def naa bi ñu koy transféré 7h nangam jot na bari na artisan yoo xam ne ay midi lañ ko jot monsieur le ministre parce que xam nga sax nan lay def donc ñi fi teew ñëpp ñu ngi leen di jégalu bu baax ci li nga xam ne am na mais nag bëggoon dajeeg moom ngeen wax mu dégg dafa am solo ngeen xam kan mooy Amadou Ba am na ñoo xam ni laajte na mosuñu ko gis tey jii yàlla war a def ngeen jàkkaarloo moom gis ko ni monsieur le ministre Amadou Ba nii nekk doomu Yëmbal am ay ndombal tànk partout dans le monde yàlla def mu ñibbi si ñu dénk ko ministre de l'économie du plan et de la coopération mu nekk benn fierté boo xam ne dara doomu Yëmbal boo xam ne ñun ñëpp dañ ko war a supporter en tant que nekk doomu Yëmbal loolu mooy ministère beneen bi mu nekk tey jii koo xam ni dafa bëgg a jël maire Yëmbal Sud téye ko ci loxo ànd ceeg waa Yëmbal parce que moom la comme ni ko faral di waxee mënul dara mais lépp day manager rek waa Yëmbal li mu am ci biti lu baax lépp mu indi ko Yëmbal li mu xam ci biti loo xam ne expérience la vécu la mu indi ko Yëmbal pour def Yëmbal bu bees tey jii nag mu lëkkaloo bëgg a lëkkaloo artisan yi wax ngeen doléance yi mooy plus de considération mooy ñu def leen benn secteur privé boo xam ni di ngeen mën a jël xale yi yokk seen xalaat yokk seen formation jox leen ay emploi décent mooy nit koo xam ni li muy liggéey day am dignité garder dignité parce que artisan moom dafa diñ moo tax ñu naqaree yëkkati naqaree naan mais yàlla def na comme ni ko coordonnateur waxee am na benn mbooloo boo xam ni taxaw na principe bi mooy fas yéene ne moom lëkkaloo moom liggéey ak moom def muy partenariat mooy ñu fas yéene moom nekk ci Yëmbal Sud lu koy développé ñu dugal ci suñu loxo yàgg nañ ko def nag di jàngal xale yi wax ngeen ko di fay suñuy patente di fay suñuy impôt muy dugg ci maire yi di dugg ci fu nekk mais est-ce que en retour mi ngi dellu si ci ñun dana bëgg na mu dellu si ñu par ay lignes de financement monsieur le ministre artisan yi li ñuy wax mooy dafa bëgg benn quota boo xam ne dañ naan quota bi nangam la suñu delloo ñu teg ko ci table bi ñi ko gën a soxla ñu jox leen ko mu nekk benn peut-être récolte lu mu mën a dem loolu moom laaj na ko beneen bi centre de ressources partagées bi nga doon wax mooy fexe ba nga xam ne équipement yi ngeen soxla kenn ku ne ci ñun suñu différents métiers yi ñu teg de l'artisan lay doon peut-être te loolu lu possible la avec le ministre Amadou Ba donc loolu la beneen bi ngeen di wax beneen bi mooy ci conseil municipal bi ñoom ñu gis seen bopp par la présence mooy peut-être mooy conseil municipal yoo xam ne dina fekkee fi ñuy nasi ak fi ñuy noccee def naa loolu mooy kii bi beneen bi ma monsieur le coordonnateur bi wax mooy caravane bi parce que tout simplement bëgguñu nekk ñoo xam ne aussi dañuy ñëw dañuy ànd ak yow mais duñu fësal suñu bopp maanaam dañu bëgg être impliqué ci luy mën a xew activité buy mën a xew d'ailleurs am na benn initiative mooy activité de sensibilisation benn caravane boo xam ne les artisans bëgg nañ ko def autour de Yëmbal Sud yëpp wane ni notre candidat est là notre candidat est là accompagné des artisans yi nga xam ne pratiquement seen dugg ci biir nekk ñoo xam ne ëllëg dina teewal artisan fu mu nekk di wax ni nag bon yaakaar la am ci moom mooy espoir yéen artisans yi ngi nii defe naa pratiquement ànd lay doon mooy la ngeen doon wax toujours rek mooy dootuñu nangu pousse kenn moom rek muy def dañu bëgg dugg ci oto bi am ci ay représentants bokk ko di ko pousse ndax mu am njëriñ defe naa loolu laa doon tënk rek en tout ramassé di leen wax ni ñi ngi jégaluwaat suñu sañoon nag ñeneen jël parole am na ñu nekk ci mbedd mi di ñëw suñu sañoon ñeneen jël parole mais malheureusement moom dafa am ay contraintes de temps yoo xam ne am na ñeneen ñu koy xaar mais monsieur le ministre loolu mooy tënk bi. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak ci santam maa ngi leen di dalal aussi fii ci kër centre Sidi Hott moo nekkoon la maison familiale ñu convertir ko en centre socio-éducatif et de formation mais également de rencontre
man ma dëkk ci kaw également, mais sur 1000 mètres carrés bâtis, 1050 mètres carrés bâtis, c'est pour le centre en fait. Et 350 mètres carrés bâtis, ça c'est l'appartement. ma leen di xamal ne mbégte bu rëy laa am tey di leen dalal fii ñenn si yéen pour la deuxième fois, ñenn ñi peut-être même pour la troisième fois. di nuyu mbooloo mi fi nekk yëpp, surtout ci seeni ay coordonnateurs, notamment Moussa Niang, mais aussi ñoom Omar, Monsieur Mbaye, mais aussi Daouda Ngingue et les autres, ak tout le bureau aussi. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ne artisanat lu am solo secteur la boo xam ne ci économie Sénégal rôle bu muy jouer c'est extraordinaire. C'est un vrai secteur privé, même si très souvent c'est un secteur privé de l'informel. C'est un secteur privé qui emploie des millions et des millions de personnes fii ci Sénégal. ngeen di jouer rôle boo xam ne non seulement contribution ci économie Sénégal ci PIB Sénégal am ngeen ci solo, mais aussi ngeen di contribuer ci cohésion sociale, ngeen di contribuer même ci épanouissement wu askanu Sénégal, ci bien-être du Sénégal, mais aussi ngeen di contribuer ci rayonnement du Sénégal aussi dans la sous-région et dans d'autres pays aussi. di leen ne nag man métier yi ngeen di def, activités yi ngeen di def dama ko gëm aussi. Son Excellence Macky Sall, président de la République, moom it mu gëm ko, respecté ko, ba tax na mu créer ministère bi toppatoo artisanat ak formalisation du secteur informel. Docteur Pape Amadou Ndiaye di ko jiite. loolu nag dafay wane ne que ne l'État central, nguur gi, artisanat daf ko ñor trop. man tamit en tant que ministre de l'économie, avant sax ñuy wax waxu politique, waxu Yeumbeul Sud, dama respecter l'artisanat, dama ko gëm, ba tax na man ci sama bopp koo présider naa ay réunion ak sama collègue Pape Amadou Ndiaye pour ñu mun a wax li jëm ci artisanat, surtout stratégie développement de l'artisanat du Sénégal. def na réunion boobu il y a à peu près ay 2 mois. am na ay consultants yoo xam ne sax ñu ngi liggéey ci stratégie boobu. je suis sûr que le ministre bi war na rencontrer seeni ay kuréel pour mën a am seen xalaat pour que stratégie boobu mën a nekk une stratégie inclusive. te wóor na ma aussi que ne consultant bi rencontré na seeni ay membres pour mën a jot seen xalaat ndax stratégie boobu nekk stratégie boo xam ne stratégie bu am njëriñ la ci artisan yi. man en tant que incha allah suñu yàlla defalee jàmm ba ñu fal artisanat li ma fas yéene c'est liggéey ak waa artisanat main dans la main. main dans la main pour que déjà ligne de financement bi nga xam ne en tant que commune, en tant que mairie, dinañ indi suñu contribution ci budget mairie ak lu mu tuuti dem wuti ay partenaires yoo xam ne dinañ ñëw compléter li mairie mën a def pour ñu am une ligne de financement bu am solo pour l'entrepreneuriat en général. mais xam na ne soo nee entrepreneuriat dans ce pays soo moytul plus de 80% ay artisans luy doon wala 70% yi soo moytul artisans luy doon. donc moo tax ligne boobu incha allah liñ ci fas yéene mooy artisanat da ci am quotam spécial. te avant sax que ñuy xalaata sax nekk maire ñun mobiliser nañ fi ay lignes de financement. Première ligne, c'est 50 millions. Ça a été donné à 140 groupements. Ce groupement, c'est des femmes qui sont des artisans. Les lignes de financement et groupement, c'est peut-être même 80% ou 90%. C'est des femmes artisans qui sont composées dans ces groupements-là. Une deuxième ligne de financement, encore 50 millions,
taxaw na fan yi la majorité aussi 90% sont moytu aussi c'est des artisans. Il n'y a pas eu peut-être que quota boo xam ne nee na lii ñu ngi koy jagle seen association spécifiquement, mais ce sont que vos membres ou bien vos potentiels membres ñoom ñoo jot ci financement yooyu. Donc muy ñaari ligne de financement de 50 millions muy 100 millions loolu avant sax ñuy xalaat a nekk maire wala di nekk maire. Donc ku mën a indi ay lignes 2 fois 50 millions jagleel ko les entrepreneurs et les entrepreneuses, la majorité nekk ay jigéen te ñoo ñëpp ay artisans xam nga kooku incha allah suñ ko falee ba mu nekk maire lii ñu ngi indi kenn du waxati ay 50 de millions mais dañuy wax waxu centaine de millions en ligne de financement moom laa am comme yéene te loolu mooy nekk sans programme incha allah. donc daal loolu mooy li nga xam ne mën naa ko promettre ci financement yi te ligne yooyu aussi ce n'est pas ay financement yoo xam ne da ngay fay ay taux d'intérêt 17%, 20%, 24%. lu mu bëri du passé 10%. lu mu bëri yenn yi peut-être 8% lay doon ça dépendra rek ci partenaire bi mais au maximum ce sera 10% incha allah au maximum. te ligne yooyu ñu defoon ñu jox ko 140 groupements yi frais yi ñu ci waroon fay ouverture de compte et tout ñun ñoo ko jël en charge personnellement. Donc c'était ay frais de 20-25 000 francs d'ouverture mais on a pris ça en charge. lu ñu fas yéene def aussi mooy que ne ce ne sera pas facile peut-être que ñu ne artisan bu ne individuellement directement partenaire bi financé na. Il faudra que mu nekk à travers des groupements peut-être des GIE parce que machallah vous êtes des milliers foog ngeen def ay peut-être ay coopératives wala ay sous-groupement dëkk ci gox nangam wala zone nangam xamante booluwante te kon si jox financement aussi nga war a rembourser su moment remboursement jotee aussi ndax mu nekk revolving nga fay sa morom jël nga ñëpp mën si am seen wàll mu nekk nag ci ay projets yoo xam ne aussi day indi rentabilité di nga ci am loo xam ne dina ëpp taux d'intérêt bi ngay fay au moins nga mën ci njëriñoo sa famille aussi njëriñoo ci loolu mooy li nga xam ne moom laa bëggoon a wax lu jëm ci financement yi. lu jëm ci en fait centre de ressources partagées loolu li nga xam ne bi ma rencontré Moussa ak ñoom Daouda ak ñoom Mbaye également keroog wax naa lu jëm ci loolu coordinateur wax nañ ci loolu propose nañ idée boobu mais nee naa ne nag idée la bu nu am bëgg ko def ci suñu programme wante le contenu il faut que yéen artisans yi seen association ngeen liggéey ci xam contenu bi lan la ñun suñu li ñu mën a def mooy dimbali ba mobiliser ay ressources ak ñu koy structurer ak ñu koy gérer aussi ba nga xam ne centre bi dina générer ay revenus lu mu tuuti pour au moins def entretien fay ñi fay liggéey di gérer centre bi ak entretien fay seen facture électricité mais warul nekk centre boo xam day def ay profit genre da nekk rek comme on dit en anglais break even mooy doo perte doo gagner ndax lépp profit bu mu waroon générer tam mu delluwaat ci artisan yi wala loolu leen ci mën a xalaat mooy mu générer tuuti profit bu ndaw mais ñu verser ko ci seen caisse pour que seeni activité aussi ngeen mën a am ay ressources au lieu que peut-être ku nekk saa yoo amee activité ñooyu na nga cotiser par exemple loolu nag dama koy bàyyi ci yéen voilà léegi s'il faut un consultant pour accompagner loolu on peut trouver un partenaire qui va le faire mën nañ ci waxtaan ak seen bureau xool koo xam ne dina mën a accompagner liggéey boobu pour que ñu mën a am ay kayit yu wóor am ay plan yu wóor aussi comme ñu xool aussi fu ñu koy defee aussi fu ñu koy defee ci Yeumbeul Sud foog ngeen jàppale ñu trouver un terrain boo xam ne c'est disponible suñu nekkee maire moom loolu moom si c'est disponible délibération mairie du am problème su dee terrain état tam état jox nu ko du am problème aussi donc loolu mooy li nga xam ne moom laa bëggoon wax ci centre de ressources partagées lu ma ñor la ndaxte économiquement loolu dafa am sens parce que artisan bu ne mënoo am machine yëpp ci sa atelier
parce que soo defee loolu du am rentabilité sax parce que am na machine yoo xam dafa cher soo ko jëlee sa atelier te ni nga koy utiliser bariwul donc du am rendement lu gën mooy nga def ko ci béréb boo xam ne ku ne mun nga woote jël rendez-vous wala sa téléphone jël rendez-vous dem heure nangam ba heure nangam damay ñëw def samay coupe dagg wala am na samay bant mu war a dagg machine nangam et cetera nga def ko foofu après dem si loolu moom vraiment lu ma ñor la aussi te dafay nekk aussi innovation est-ce que xale yu góor yi may xale yu jigéen toog jeune sportif may jigéen toog waaw léegi merci waay merci Modou merci gën nañu commune de Yeumbeul Sud jiitu ci lépp li nga xam ne état bi bëggal na ko population bëggal na ko askan bi Yeumbeul Sud na si jiitu centre de ressources partagées boo xam ne mairie moo def projet boobu xaw ma ndax am na ci Sénégal su amee itam bariwul te bëgg naa ñun suñu bos mu nekk boo xam ne dina amal njëriñ bu baax askan bi du nekk loo xam ne ay takkale la ay yëfu como la voilà en tout cas loolu UEMOA moo ko def donc du mairie moo ko sponsorisé ñun duñ bëgg mooy mairie bi taxaw si def plan yi def projet bi wut partenaire boo xam ne day ñëw jàppale ñu ba loolu am fii ci Yeumbeul Sud ñun loolu lañ bëgg a def incha allah donc loolu mooy li nga xam ne donc Yeumbeul bu bees centre de ressources partagées bu bees tàkk incha allah di melax sax waaye incha allah donc loolu moom lañ bëgg a def ci côté boobu. am na ko fi wax waxu tali aussi Yeumbeul bu bees ay tali yu bees mbedd Gaynde mbedd Fass ñun ñoo ko fi indi na leer une bonne fois pour tout ku fi solo ay nit ay t-shirt dem ne moo ko fi def waxul li am ndaxte mbedd yooyu man maa topp ci président Macky Sall di ko wax waxu route des Niayes projet 50 milliards bu war a jógee Liberté 6 jëm ba Kër Massar jaar Pikine Guédiawaye Pikine ñëw Yeumbeul continuer projet boobu comme Covid daf ko xawoon tardé mois de juin 2019 ma toog burdu bi amoon foofu ci mbedd Farba burdu populaire Tijaan yi ma demoon foofu ma yëkkati kàddu soo leen xoolee ci internet Facebook muy foofu ma wax loolu ma ne fii ñu toog fii incha allah dootul yàgg même su dee route des Niayes projet bu rëy bi tardé na fii moom gën ko commencé incha allah mbedd bu bees fa lañ demoon keroog def mobilisation bi ñu def macha allah barki démb ci mbedd Farba la woon foofu projet ba continue mu ànd ak assainissement aussi du defar mbedd rek mais def assainissement ndox taawatul foofu mbedd Fass aussi c'est la même chose mbedd yëpp noonu lañ ko nar a def incha allah projet boobu 2 milliards 4 en attendant projet route des Niayes te incha allah wax ngeen ko fi projet route des Niayes dina commencer d'ici la fin de l'année président wax na ko conseil des ministres il y a 4-5 mois ñu bind ko ci communiqué conseil des ministres motul encore 2 semaines woo na ministre des infrastructures ne ko route des Niayes dafa war a démarrer chef d'année dina démarrer te naa fi ànd ak Mansour Faye mon collègue mon ami incha allah ministre des transports ak infrastructure ñu ñëw démarrer travaux yooyu incha allah 300 familles ce sont des impactés fay nañ leen li leen waroon fay yëpp famille yooyu seen ay këyit état bi fay lépp lu mu waroon fay mais def nañ doléance nañ leen dimbali ci ay parcelles loolu ñu ngi ci te incha allah loolu tam dina am dossier baa ngi domaine ak ministère des finances impôts et domaine ba ñooñu tam ñu am fu mu am suuf loolu dañ leen di wis rek mais état bi fay na leen lépp lu mu leen waroon fay loolu leer ñoom reconnaître nañ ko parce que recevoir naa leen mais loolu den ci taxaw ba mu am incha allah donc Yeumbeul bu bees ay tali yu bees tàkk aussi incha allahu taala li ngeen wax nag li jëm ci investiture li ma prévoir woon de c'était déjà acquis mooy ñaari conseillers municipaux ñu def ci liste bi xaw ma nag ban position la leen di def mais je sais que ne
on avait prévu de mettre Moussa Niang ci liste bi même su dee dafa am mouvement boobu nag mouvement la mais nag artisan la mouvement la nag mais nag artisan la donc jàppal leen ne leen benn mouvement la mais artisan la mënoo ko séparer ne leen benn dal ak jàmm ci conseil bi incha allah donc benn ministère n'est-ce pas boole leen ci itam Daouda Gningue moo ci biir ci liste te beneen jox beneen troisième aussi xanaa coordinateur xanaa coordinateur parité jigéen ñi kenn mais nag parité kenn dugg sax jigéen ñett yoon daal la mën ngeen xool seen biir waaw Moussa moom c'était garanti parce que mouvement la yor mais nag artisan la moom nag day naan bosam bokkul ci artisan yi mais man ci laa ko boole ci biir la mooy ci biir da ci takk rib mooy ci biir mu des nag yeneen ñaari ñun suñu xalaat moo nekkoon Daouda Gningue dem bokk ci waaw léegi di xool tam troisième bi ngeen xool nan ngeen di def parce que aussi coalition bu ñu am tam coalition XXL la ndaxte am nañ ay parti am ci ay yeneen mouvement ñoo xam ne ils étaient déjà des conseillers municipaux donc c'est très compliqué mais loolu moom waxtaan la boo xam ne jeexagul te naa bàyyi ñoom xam naa Modou ak Iba ak ñoom Gadio waxtaan ci ak seen bureau après ngeen defal ma ay proposition parce que waxtaan boobu xejul fii dama leen si ñamal dara rek mais le reste moom foog ngeen gisee waxtaan xool lu mën a def ba dugal ci liste bi aussi mais nag liste bi aussi nag pour que ñëpp ñu ci def mën a jàll foog ñu gagné bu am solo te gagné bu am doole nag mu ñu am pourcentage bu rëy loolu foog ñu gagné ba ñu xam ne fii moom ñun ñoo ko moom te loolu li ngeen proposé ay caravane man ànd naa ci c'est une bonne idée ku ñëw ci seen place soxla service ngeen wax ko waxu liste bi wax ko waxu candidat bi wax ko waxu programme bi wax ko aussi contrairement à ce que li leen di bëgg a gëmloo seen tête de liste futur maire incha allah moom fii ci gox jël dëkk parce que kër gi li ma ko magee ñaari weer 49 ans la kër gi am ma judd octobre 72 sama papa jënd kër gi décembre 72 donc 2 mois moo ci teg baraak moo fi njëkkoon nekk benn ñaari néeg ñetti néeg ba yàlla def lu muy def bu mu génnee àdduna yàlla na ko yàlla yërëm ñëpp ñu génn àdduna 2014 ci laa jël décision kër gi dama ko jaay naa rembourser samay frères et sœurs man ma féetoo ci def ci loo xam ne askan bi moo koy njëriñoo projet 2014 la woon 2014 xalaatuma woon sax naa nekk maire te 2016 génn naa dëkk bi dem Banque africaine Abidjan 2 ans et demi commencé projet bi nag en 2018 xalaatuma sax naa nekk ministre du gouvernement xalaatuma sax naa fi nekk candidat à une mairie xam nga loolu c'est parce que cette commune def nu ñor ñi nga xam ne fi mu dëkk peut-être fii sorewul xam nañ toolu Baye Birane fa loon doon dem di wuti darkase ñu nuy dàq ñu sànni ay xeet n'est-ce pas fii lañ doon dem dox ba buun di wuti darkase boobu buun ci ginnaaw àll la wut jóge fii dox ba foofu nekk ay jeunes lakk ay ndaamaraas dem mbalitu tubaab maa ngi jéggalu peut-être suñu yenn yaay yi peut-être sax seeni ay ginaar suñu saxaaru ndaamaraas bi rey na leen foofu donc rek xam nga yëfu xale di bii égaat di def ay njoldaat fii di def garga tombe Samori loo xam ne xale yu bëri fii xamatul luy loolu ñoom ñu ngi ci WhatsApp Facebook rek ba voilà Facebook ak WhatsApp rek
mais xamuñu lu Garga Tombe kan moo fi xam Garga Tombe xale yi fii kan moo fi xam Ndiol Daal kan moo fi xam Ndiol Daal ku xam Ndiol Daal yëkkati sa loxo bariwul ñaata wax leen xam leen may leen ñaata nit ñoo fi bii égal bariwul xoolal saal bi du bëri ñaata nit bii égal bii ngeen égal kan moo xam mété nag dóor mété ñaari bali en même temps quoi ñaari wóli ñaari égal en même temps nga dóor benn ku rataxe foofu yëpp oto poto meew kan moo ko fi xam oto poto meew yëkkati sa loxo bariwul de xoolal troto dawal troto kan moo fi dawal troto bariwul xam donc loolu lépp def nañ ko fii donc ku nu bëgg a diaboliser itam c'est parce que da nga xamatul looy wax rek ngay jafandu quoi ngay jafandu n'est-ce pas donc daal loolu laa bëggoon expliquer ne leen ne Yeumbeul moo nu ñor fu nu dem ci adduna bi soo leen nu falee ñu nekk maire fu nu waxu Sénégal pendant 1 heure de temps ñu mën a summi sunu mbubu ministre waxu Yeumbeul pendant 5 minutes xanaa n'est-ce pas suñu amee nag maire bu mun a def loolu fu ne nag ci adduna bi macha allah fu ne Afrique def nañu au moins 45 pays ci Afrique adduna bi dëkk yu développé wala émergent pays émergent bëriwul dëkk bu demul de te amul fa relation macha allah te yàlla moo ko def fii lañ doon jóge di dem di jàngi Limaamu Laay di dox ba Limaamu Laay lekk mburu ak gerte caaf comme ñëpp dem CS Pikine Est école 25 te coono yi nga xam ne daj nañ ko ba yàlla def lu mu def yàlla tànn nañu ci ay milliers ay même millions de personnes yi nga bokk ak nit ndey ak bàyyi sax seen destin mu différent kii jaar fii yàlla mooy def loolu yi nga nekk ci gox nekk ci commune ñëpp di jàng ñëpp di xobe si jàng di toj di veiller toute la nuit di def exercice ay exo kii yàlla defal ko lii defal keneen leneen yàlla mooy def loolu ñun nag loolu nga xam ne daj nañ ko xam ne yéen daj ngeen ko ñenn si yéen suñu ay doom peut-être ñu si nekk ay jarbaat di ko daj ñun suñu sago mooy ñu éviter loolu noo koy éviter mooy rapprocher infrastructure yi école yu doy muy sans programme école yi existé ñooy réhabilité ko ndax seeni ay doom tam suñu ay doom bañ a dem dox lu sori dem di jàng et cetera bëgg nañ lépp li nga xam ne bëgg ngeen seeni ay doom suñu ay jarbaat yegg foofu ñun ñoo leen ciy gën a xarañ ndax loolu mën a am bëgg naa aussi suñu doom yi di jàng ci école primaire surtout commencé foofu ñu indi cantine scolaire fii ci Yeumbeul Sud avec la mairie mu contribuer ci loolu ba xale buy jàngi sa biir mu am dara suñ la jàngalee mu dugg sa bopp soo ñibbee sa kër amuloo ordinateur ci centre bi ak yeneen centre yi nga xam ne mairie war na ko def lii moom ñoo ko defal suñu bopp ñu def salle informatique xale yi ñëw am accès ordinateur ñu leen di jox ay cours de vacances ay cours de rattrapage ndax ñoom ñëpp ñu mën a am seen BFEM seen entrée en sixième haut la main ak ay notes yu baax am bac ay notes yu baax suñu doom yi suñu jarbaat yi ñu mën fi am lu ne tam am fi ay artistes war fi am ñu jàng war a am ay médecins war a am ay ministres war a am lu ne jóge fii ci Yeumbeul Sud loolu mooy suñu yéene ci Yeumbeul Sud lépp lu baax bëggal nañ ko Yeumbeul Sud incha allah donc maa ngi leen di gërëm di leen sant ci seen teewaay ak seen engagement aussi di leen jox rendez-vous incha allah ci caravane yi ngeen décidé def soo leen ma invité ma ñëw de waaw
merci beaucoup jërë ngeen jëf.